asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamora TV ma bëgg nag ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko defee émission ma defati rek ngeen mën cee jot man koo seetaan tey nag li ñu leen andiloon di les maladies cardiovasculaires mu nekk jàngoro joo xamante ni nii ci xol bi lay xewe ak ci sidit yi jëmale deret gi ci suñuy yaram mu nekk feebar bu doy waar wax dëgg yàlla nekk feebar boo xamante ne nii dafa metti torop ñu war cee ñëw nag war leen cee ginni war leen cee leeral am ay leeral ñu leen ci war a leeral pour ngeen xam maladie cardiovasculaire nag dafa di feebar boo xamante ni comme ni ma ko waxee rek ci xol bi lay xewe ak ci sidit yi nga xamante ni ñooy jàllale deret gi mu jëm ci suñu yaram bi yépp maanaam fépp fu sidit nekk rek deret gi dafay jaar mu mën a def liggéeyam mu nekk tamit feebar boo xamante ni nii lu ci mel ni ay maladie coronarienne nekk mu nekk feebar boo xamante ni tamit mooy waral li ñu naan angine de poitrine ñu koy woowee ci latin angina pectoris mu nekk loo xamante ni nii dafay tax cœur bi am problème ba tax nit ki dafay am sensation que ni dënn bi dafay exploser metti mu mel ni comme dañu jël dara rek takk ci dënn bi du mën a noyyi muy am problème mu noyyi mooy waral ñu naan angina pectoris loolu yépp ay yeneen feebar la yu waral yoo xamante ni nii moo nekk ci maladie cardiovasculaire yi nga xamante ni nii tamit mën na dal nit ki dañuy ñaan yàlla mu bañ ko dal mais mën na dal nit ko xamante ni nii am na maladie cardiovasculaire ndax lépp loo xam ne ci xol la rek dafa am yeneen yoo xamante ni nii mooy ñëw après waaw mooy ñëw après symptômes yi ñu leen war a leeralal tamit mu nekk symptômes yoo xamante ni nii symptômes des troubles cardiovasculaires mu nekk loo xamante ni nii dafay ñëwee comme genre métit muy douleur mu ñëw comme malaise mu nekk loo xamante ni mën na irradier sax ba ci côté gauche bi au cas contraire tamit ci côté droite bi bu yaram bi mu nekk parfois mën na atteindre tamit ay omoplate mën na atteindre loxo mën na atteindre baat mu atteindre suñu gorge wala mu atteindre mâchoire yi mu nekk loo xamante ni nii vraiment dafa jara bàyyi xel dafa jara moytu ñuy laajte tamit quelles sont les maladies cardiovasculaires mu nekk constitue un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins mooy li ma doon expliqué mu nekk loo xamante ni nii dafay xewee ci xol bi ak ci sidit yi nga xam ne ñooy jàllale maanaam ñoom ñooy séddale deret gi ci suñu yaram mu nekk loo xam ne mën na toucher tamit vaisseau sanguin yi nga xam ne mooy alimenter muscle bi cardiaque bi ak tamit les maladies cérébrovasculaires mu nekk yoo xamante ni day toucher vaisseau sanguin yi nga xam ne ñoom ñooy alimenter tamit cerveau bi muy suñu bopp bi waaw maanaam sidit yi nga xamante ni ñooy alimenter suñu bopp bi tamit yooyu tamit vraiment lépp rek dafa bokk ci feebar yi cardiovasculaire yi maanaam fépp fu problème nekk rek muy ci bopp bi muy ci xol bi muy ci yaram bi problème am na moom dañuy ñaan yàlla rek problème bañ a am waaye foofu moom bu deret tere bu fekkee ne am na lu tere sidit bi mu jàll ak loo xamante ne ni peut-être bu lu deret la bu fa bouché sidit bi loolu yëpp day andi ay problème waaw wala graisse boo xam ne dafa daaju ci biir sidit bi tere deret bi nga xamante ni moom la yaram bi di laaj mu jàll loolu tamit da koy influencer donc loolu yëpp dañ ci waxtaan pour ku ci nekk rek nga moytu ba yu mel ni boo ko sentiree dara lu lëndëm daal ci sa yaram nga teel a jóg bañ a xaar ndax xaar bi wax dëgg yàlla dañuy andil ay complications rek te loolu wax dëgg yàlla taxuñoo def émission bi dañu bëgg gindi nit ñi dellu si seeni xel ñu li olof naan fagaroo gën faju ñu jàppale leen ci ba loolu daal wax dëgg yàlla ñu mën cee teel a jóg ba loolu bañ leen a dal incha allah. am na tamit ay type de maladie cardiovasculaire yoo xamante ni vraiment comme artériosclérose mu nekk loo xamante ni mooy li ma doon wax sànq mooy sidit bu bouché boo xamante ni vraiment ay calcaire moo ko tax a bouché wala boule graisse
donc yooyu day tere deret gi nga xamante ni nii moom la suñu yaram di laaj mu jàll de telle façon que ne day andi foofu complication parce que à force que ne deret gi day bëgg a jàll di xeex ak graisse bi te mënut a dem foofu tamit mën na andi ay trouble comme ay problème mu tension ay problème mu ni ñu koy waxati sax ay problème mu kii waa problème mu tension par exemple ak ay problème mu yoo xamante ni ay paralysie lay andi ak yooyu moo boobu laa doon wër boobu ba léegi ngeen baal ma donc mu nekk loo xam ne da lay andil ay paralysie andil la problème parce que foofu moom bu xasee ba bouché rek sidit boobu déjà day commencé bëgg a dee te bu demee ba dee nag mooy waral foofu am problème donc buñ ko débouché wul rek laa mën na influencer tension donc tension boobu tamit mën na la andil yeneen i problème donc looloo tax artériosclérose dafa di loo xamante ni nii dafa bari ñu muy dal surtout ñi nga xamante ni dañuy lekk lipide maanaam riche en lipide des aliments riches en lipide comme ay graisse xam nga dibi bu neex nga lekk ak yooyu vraiment yooyu moo koy andi moo tax ñu naan nit ki même bu fekkee da ngay lekk lu bari graisse wala nga lekk ay chocolat yu bari ak ay ñoom seen mayonnaise ak yooyu yëpp da nga war a def sport mais lekk tëdd baaxul ndax yow li nga lekk day dugg mais lan moo koy génne boo yëngoo mu génn mais boo yëngul du mën a génn donc loolu la te ñun bu ñuy lekk di toog loolu moo ñu andil des complications c'est ça donc loolu rek la ñu war a fexe nuñ ko arrêté bu ko defee li ñu bëgg tamit yàlla jàppale ñu ci loolu rek la waaw looloo tax nag ñu ne woon dañ ci andi leeral donc artériosclérose mu nekk loo xamante ne day durcir wala mu épaississe kii bi artères yi donc loo xamante ni nii da koy yàq day yàq sidit bi wala mu gën koo taw yi ndax xam nga à force que ne deret bi di ut yoon bu mu mën a jàllee day forcer graisse bi donc foofu problème daf fay am moo tax ñu doon wax loolu léegi par exemple wala mu andi ay insuffisance coronarienne mu nekk loo xamante ni nii vraiment sidit yu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo war a jàllale deret bi tamit bu ñu amee insuffisance su jàllale ko tamit foofu yaa aussi problème ak lu mel ni ay thrombose tamit dafa doy waar thrombose day jàpp ay tànk yi ni mu koy jàppee mooy sidit yi day tàng ci biir sidit bi nga xam ne moo am thrombose bi day tàng te li koy waral vraiment mooy comme yi ma wax léegi muy artériosclérose wala mu nekk benn bulu deret bu nekk ci diggante sidit yi ba pare nag tere sidit yi ñu liggéey seen liggéey donc loolu tamit dafa jara bàyyi xel wax dëgg yàlla waaw jar na bàyyi xel trop tamit cholestérol bu bon bi nga xamante ni nii moom la ñuy wooyee LDL moom cholestérol boobu bi nga xamante ni moom mooy déposé ci moom mooy nekk ci biir artères yi wala mu déposé ci kaw artères yi boobu moo tudd LDL bi nga xamante ni nag moom mooy yóbbu cholestérol bi ci artères yi bu demee ci artères yi yóbbu ko ci foie bi mu nekk loo xamante ni mu ngi tudd EBOR nan la ñuy def ba traiter feebar boobu muy maladie cardiovasculaire muy feebaru cardiovasculaire mën nañ ko traiter mën nañ ko defal traitement jox ko ay médicaments yoo xam ne c'est anti-arythmique wala anticoagulant yoo xamante ni ni anti-arythmique mooy pousser rythme cœur bi mu liggéey normalement ak anticoagulant mooy loo xamante ni nii day tere deret gi mu way maanaam day oyofal deret gi ba mu mën a am possibilité jàll ci sidit yi mooy anticoagulant bêta bloquant mu nekk loo xamante ni nii tamit loolu yëpp ci xeetu li muy liggéey la ak diurétique mooy loo xamante ni nii vraiment ci cadre ndox mi comme ndox bu bari ci yaramu nit loolu tamit dañ lay jox ay médicaments yoo xam ne danga koy génne ak nitroglycérine ak hypolipémiate mu nekk loo xamante ni nii loolu yëpp ci xeetu ku am maladie cardiovasculaire dañ la war a bindal traitement wu garab yooyu yëpp nga jël ko bu ko defee deret yi la mën a woy normalement di jaar ci deret yi ci sidit yi pardon ba nga xamante ni nii du andil problème du andil xol bi benn problème
maanaam lépp rek ci cadre lu war a liggéey lu ne rek mu liggéey bi normalement lépp loo xamante ni tamit da koy tere mu liggéey ñu mën koo dàq ñu ko mën a dàqee mooy bu ñu la joxee garab yi ma fi lim yëpp vraiment nga war koo mën a naan def sa traitement normal yaakaar naa ni problème yi dina mën a wàññeeku waaw dina ci mën a wàññeeku bu baax vraiment ñu ciy ñaax rek askan wi ñu gën a bàyyi xel ne feebar yi ñu ngi fi dañuy fexe xeex ak ñoom rek ni ñu mën a xeex ak ñoom mooy li ñu leen di digalit ngeen def ko te ñaan ñu yàlla waaye ku ci sentir naka su dul noonu ci sa yaram rek nga teel a jóg moo gën ngay xaar ba leneen di la ci fekk loolu daal leeral yooyu daal laa andi woon vraiment ñu war ko mën a leeral. beneen bi nekk loo xamante ni nii mooy les 5 maladies cardiovasculaires les plus courantes maanaam juróomi jàngoro yi maladies cardiovasculaires yi nga xamante ni moo gën a fës moom la nit ñi di ëpp lu ñuy kii muy l'infarctus du myocarde femmes et hommes ñoom ñoo ci gën a am possibilité am feebar boobu frappé par cette maladie mais les hommes âgés sont les plus vulnérables donc loolu moom leer na AVC muy accident vasculaire cérébral mu nekk loo xamante ne nii mooy tension bi may wax mooy AVC bi mooy li nga xamante ni ci paralysie lay yóbbu nit ki les cardiomyopathies ak l'insuffisance cardiaque les troubles du rythme cardiaque muy nekk loo xamante ni lépp rek dafa ëmb ci cadre cœur bi moo waral ñuy wax cardiaque. Signes avant-coureurs et symptômes mu nekk douleur à la poitrine mu nekk signes yi nga xamante ni ku ko am noonu la lay dikkee mu nekk douleur à la poitrine mu nekk mettitu xol mettit ci cadre dënn bi mooy fi xol bi féete pouvant s'accompagner de sensations serrement de malaise mu nekk loo xamante ni nii nit ki day sentir ne dënn bi dañ ko takk ba mu serré ba mujj gi da koy def malaise mu am ay douleurs qui irradient pouvant s'étendre à partir de la poitrine mu nekk ay douleurs yoo xam ne da koy sentir au niveau du poitrine ci dënn bi mu def ko ay essoufflement mu nekk pâleur sueur et faiblesse générale maanaam yooyu yëpp da nga koy am da ngay ñàkk da ngay am benn kii de visage bi boo xamante ni comme boo xoolee nit ku feebar ni muy mel rek ni kanam gi di wàccee changer donc yooyu yëpp dafay feeñ ci ku am maladie cardiovasculaire faiblesse générale tamit da koy am mooy maanaam dafay faible yaram bi yëpp day faible vraiment c'est vraiment à surveiller mu nekk tamit lu mel ni nausée ak vomissement tamit daf ci am nausée maanaam xelam day teey vomissement day bëgg a woccu wala mu woccu donc parfois indigestion tamit day am comme lu mu lekk du bañ a rees donc yooyu yëpp ak ragal gi ak anxiété donc am na yoo xamante ni vraiment nit ki bu feebaree damay wax toujours ne nit ki boo feebaree waroo ragal yenn ragal yi da nga war a affronter feebar bi pour nga mën a dem ñu faj la mais boo ragalee toog sa kër doo faju qu'on se dise la vérité les conséquences yi nga xamante ni tamit moom la jàngoro ji am muy maladie cardiovasculaire donc maladie silencieuse la boo xamante ni nii day noppi day nekk ci biir yaramu nit ki ba heure bi nga xamante ni ci la war a déclencher mu déclencher donc nekkul loo xam ne dina def ay signes des fois nit ki di ràññee ne man sama yaram mu naqadi na pour mu mën a jóg mais day jékki-jékki rek attaqué la loolu mooy maladie silencieuse mën na entraîner tamit ay complications yu grave vraiment donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla suturaan ñu mais bu fekkee ne si elle n'est pas soignée mën na andi ay complications graves insuffisance cardiaque mu nekk accident vasculaire cérébral wala infarctus donc outre les maladies médicaux préconisés par son médecin traitant donc changer des habitudes permet de faire baisser sa tension artérielle mu nekk loo xamante ni ni il faut que nit ki dem gis médecin bi koy traité bu ko defee mu mën ko jox ay médicaments yoo xamante ni nii moom mën a wàccee tension bi pour bañ ko andil complication yooyu donc mooy li may wax rek nit ki lu bu commencé ci bopp buy metti danga war a jóg dem seeti médecin bu toog naan noonu dina bàyyi parce que xamuloo lan nga am bu doon loo xamante ni dañ koy gis
laa mën nga toog xam ne ah lii laa am nga toog sa kër bu dee du lu grave bu dee lu grave la nga soog a jóg mais da nga ko dul xam c'est ça le problème te à force d'attendre yaa ngi créer sa bopp des complications donc loolu dafa nekk loo xamante ni man mën naa leen a jox ay signes yoo xamante ni ay signes la yoo xamante ni nit ki bu ko amee day xam ne man maa ngi jëm ci cadre tension mooy comme des fois naaj bi bu tàngee ni da ngay gis ku am mettitu bopp yi tar di miir boo miiree ba yàgg nga mel ni ku ñàkk tooy xepp yooyu yëpp ay signe la ay bopp metti yu tar yoo xamante ni nii dafay mel ni nit a jël marteau di ko wang-wangee sa bopp bi mu jékki-jékki mel ni comme dafay fululoo say bët loolu laa dangay xam ne tension la il faut que immédiatement laa la wax nga jóg dem à l'hôpital waaw demal à l'hôpital parce que pharmacie sax mën nga dem ñu jëlal la sa tension ne la waa tension la yow doo xam lan la nga toog mais boo demee à l'hôpital docteur bu la xoolee dala naan tëddal fii nga tëdd ñu sampal la butéel fexe na ñu wàccee tension bi loolu moo gën que nga dem ci pharmacie bi ne xoolal leen ma sama tension kooka day xool rek ne la tension la di yéeg naag wàcc na jeex na léegi yow boo xamul laajte woo nga ñibbi des fois da nga gis sax ku jógee ca pharmacie ba di ñibbi daanu yooyu yëpp mën na ci ne donc conséquences yooyu ngir yàlla da ngeen koy éviter c'est mieux nga dem gis un médecin là tu seras bien traité tu seras bien suivi donc dina la am ay dina la defal ay analyse defal la ay jëlal la sa tension donc xoolal la sa suukar yooyu yëpp il faut ñu vérifier ko pour savoir ban maladie la nit ki am mais bu fekkee ni tamit demoo ca ña nga xamante ni nii ñoom ñooy saytu loolu nga dem ca koo xamante ni moom mën na la xoolal rek wax la ne lii la vraiment moment bi nga dem ca pharmacien ba boo ca demoon ca docteur ba dem amaana xëy na problème boobu doo ko am moo tax yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel bàyyi leen di sàggane seen bopp di teel a jóg loolu daal lañ leen andiloon tey vraiment ñun waa Diamoura TV di leen jaajëfal ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan di leen wax ngeen aimé vidéo yi ngeen commenté ko ngeen partagé ko et puis ngeen abonné ci suñu chaîne ndax wax dëgg yàlla am nañu yeneen émission yeneen vidéo yoo xamante ni war nañ koo def te vraiment yu am solo la di leen wax kenn dalub jàmm jërë ngeen jëf pour beneen émission merci